9-11 sur King FM. jaa ngeen jëf mbokk yi ñu nuyuwaat leen am mbégte ñëwaat ci seen émission à 9-11 di ci nuyu bu baax Kalz mi nga xamante ni nag tey il a été empêché ñu ngi koy nuyu di ko xalaat di ko ziyaar bu baax a baax nuyu leen yéen tamit ñi nga xamante ni yéen a ñuy déglu sur la 99.4 waaye yéen a ñuy topp ci plateforme de diffusion yi nga xamante ni moom la ñu amee yëpp ci internet bi ñu ngi leen di gërëm bu baax tey nag 9-11 dinañu indi waxtaan am solo ci yenn fait de société yoo xamante ni ñu ngi wéy di ko nemmeeku diggante enlèvement ak viol ak yeneen dinañ ko waxtaanee naka noonu ana ban taxawaay la ñu ci war a am dinañ ci waxtaan ak ñu seen xam-xam màcc jëm ci wàllu wi waaye nag lépp lu nga xamante ni yitteel nañu itamit ci wàllu traitement bi nga xamante ni moom lañ ciy def traitement de l'information moo xam mu nekk ci loxo yoon ak mu bañ cee nekk ana ban taxawaay la ku nekk ci ñun war a am ngir bañ a gaañ ñi nga xamante ni ñoom ñoo def ak ñi nga xamante ne ñoom la ñu def loolu lépp dinañu ko waxtaanee ci kanam tuuti du ma wéet ci waxtaan wi dinañ ci ànd ak ki nga xamante ni moom moo di Modou Fall Kader Lo moo nekk ci technique bi Yacine Pouy moo nekk ci réalisation bi Mamadou Fall maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Thioro Mbar Ndiaye di nuyu mboolem auditeurs yu King FM yi di nuyu Kader di nuyu Yacine di nuyu rédaction bu King FM ni nga ko waxee noonu la tey jii ñu soobu ci waxtaan wi nga xamante ni di fait de société ñu nemmeeku mu di wàllu kidnapping disparition ak yenn xew-xew yi nga xamante ni viol ak surtout ci xale muy pédophilie loolu yëpp tey nag dañ ko boole waxtaanee ànd ceeg ay sociologue itam ak journaliste parce que faaw ñu waxtaanee tamit li nga xamante ni moo di traitement bi ci presse bi di faral di amal Thioro Mbar Ndiaye fait société bi gën a saillant mu di affaire Mame Matar Gueye mi nga xamante ni doomam ju jigéen nag disparition la ñu waxoon police génne beneen i fait ni dafa nekk ca bërëb réerul daanaka sax doom ji tey day dem wuy ji police loolee ndax traitement bi ci presse bi def war na ko cee def ndax war nañ ko xoolaat saytu généralement ni presse di traité li nga xamante ni moo di affaire fait de société yi fii ci Sénégal Thioro Mbar Ndiaye ponk boobu laa leen njëkk a dugalee laaj la ci sa gis-gis ci wàllu woowee ndax gis nga ni taskati xibaar yi ni ñu koy defee noonu la saa su ne. Mamadou Fall maa ngi ñëw ci tontu bi di fàttali ne dinañu amal tey wàllu reportage société tey nag li ñuy waxtaanee di maraboutage lépp lu jëm ci wàllu liggéey bu bon dinañ ci ñëw ci kanam tuuti ak Mariama Mangara ginnaaw gi revue de presse bu Serigne Saliou Seck moom mooy yëkkati jotaay gi nga xamante ne moom moo di 9-11 tey nag li nga xam ne moom la ñuy waxtaanee ci actu commenté ginnaaw ñun suñu xalaat dinañ ci waxtaan ak Mademba Ramata Dia moom di journaliste ci kanam tuuti moom xam-xamam plutôt màcc na jëm ci lépp lu jëm ci wàllu fait de société on en parle tout à l'heure mais Modou Fall nga samp nag laaj bu am solo ndax tey li nga xamante ni moom la ñuy dund di jëm ci wàllu viol wala pédophilie wala kidnapping wala yeneen ak yeneen c'est vrai xëj na ay xibaar la yoo xamante ne yu yitteel askan wi la parce que dina baax de temps en temps on en parle pour ñenn ñi mën a jël seen ay précautions ñenn ñi mën a jël seen ay mesures ñenn ñi mën a gën a farlu ci xool njaboot ji ak lu ni mel mais yenn saa yi mu am ci ay traitements yu xaw a metti Modou Fall parce que bu fekkee ni ñun jugé nañu la condamné la le temps laata ngay jàkkaarloo ak ñi nga xamante ni loolu moom mooy seen liggéey day poser problème parce que vous n'êtes pas sans savoir que ñun ñëpp dañuy wax ni nit buñ ko tuumalee dara présumé innocent la ba keroog ñu koy àtte ba ni coupable la. Donc day baax ñuy faral di respecter présomption ou d'innocence su nit ki même bu dee ni moo def même bu dee ni ci fee yi boo xoolee di nga xam ne moom moo def day baax ñu respecter seen présomption d'innocence leneen mooy yenn saa yi dañuy xaw di violer les secrets de l'enquête te bu fekkee loolu la xëj na réellement duñu duut mën nañu duut baaraamu tuuma taskatu xibaar yi mais dinañu duut baaraamu tuuma ñi nga xamante ni itamit ñoom ñoo leen di sërxalal yenn ci ay PV ak yu mel noonu maintenant PV souvent dañuy wax ni war nañ leen ko mën
mën jox en tant que journaliste. mais yow yaay xool ana ban manière nga koy traité ba doo gaañ kenn. ñu ngi fàttali ko coowal Thione Seck bi mu fi amee léppam la ñu génnee ba génnee numéro de téléphone am ci journaux yi. mu doon loo xamante ne lu metti la lu doy waar la même si tu es coupable encore une fois sa présomption d'innocence dañu ko war a respecter. ba keroog ñu lay daan ba nga war a tëdd. loolu benn la ñaareel bi mooy même boo tëddee parce que dem prison wala faute ne veut pas dire perdre sa dignité. encore une fois et malheureusement Sénégal bu ñu la xasee ba tuumaal tu perds ta dignité loolu beneen problème la leneen li mooy Modou Fall xale yi nga xamante ne ñoom la ñuy violer wala ñoom la ñuy kidnapper wala ñoom la pédophilie di dal seen kaw ak yeneen ak yeneen. ñooñu tey déjà dañuy am jàppale boo xam ne psychologiquement moom la ñuy soxla tey bu fekkee ni ñooñu seen ay initial génnee nañ ko ci presse bi seen ay tour génnee nañ ko ci presse bi ñu ne dañ ko bett ak faram ñu ne dafa demoon auberge ñu ne dafa demoon hôtel tu blesses la personne. da ngay gaañ nit ki te à un moment donné ku nekk ci ñun da ngay nit kooku da ngay place am da nga fay teg sa doom. teg fa sa bopp teg fa sa jarbaat teg fa sa leneen ak leneen pour voir un peu à quel point la nga mën a gaañee nit ki donc ay affaire la yu nga xamante ni je pense que ñun suñu personnellement sama at wala sama tolluwaay ci média tolluwul pour ma jox kenn conseil. mais je pense que ay sujet la yoo xamante ne day baax yenn saa yi ñu def ci taxaw seetlu waxtaanee ko diw moo def wala deful du suñu prérogative. du suñu liggéey du ñun ñoo ko war a wax. ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko war a wax bu ñu fa tolloo dinañ ko wax loolu kenn bañu ko mais encore une fois bu ñuy traiter information dina baax ñu respecter dignité wu ki nga xamante ni moom la information bi yitteel dina baax ñu respecter nekkinam parce que tey ñun traitement bi ñu ciy def mën na peser ba ci li nga xamante ni moom moo di ëllëgu xale bi nga xamante ne moom mooy concerné bi moom mooy ëllëgu ki nga xamante ne moom la ñu wax ni def nañ ko wala surtout bu fekkee ni jigéen ngi day metti parce que Modou Fall bu ñu defoon tey sondage xool jigéen yi ñu exposé yëpp ci wàllu viol tey ñu ci bëri am nañ jafe-jafe am borom kër ñu ci bëri mënatuñ bokk ci société bi ñu ci bëri seen àdduna jaaree na fa yàqu parce que dañ lay exposé ba nit ñi dañ lay duut baaraamu tuuma ba pour ñu récupérer waat la c'est tout un problème et je pense que ay mbir la yu ñu war a bàyyi xel quand même. dëgg la Thioro ni nga ko waxee noonu la ay mbir yu ñu war a bàyyi xel ndaxte boo xool nit ki bu fekkee da nga ko wulli maanaam wuññi suturaam da nga koy exposé cas yi bari na nañu jël xale bu jigéen bi nga xamante ni doomu magistrat boobu sant Tall. te procès bi quand même téye woon dëkk bi en haleine xale bu jigéen bi tey kenn xamul ci li mu ne ba xam mën na ñëwaat ci réew mi. mi ngi bitim réew elle s'est mariée est-ce que dina xajaat ci biir réew mi est-ce que procès bi dayoo ba mu jëloon waroon na fa yegg ni ko presse bi relayé ndax procès la ni ko presse bi relayé est-ce que mënoon nañ ko relayer noonu boo jëlee tamit barki Demba Ndiaye xale bu jigéen bi ñu faat ci Pikine ginnaaw raay faatu na. ñu wàññi suturaam wan noonu lor ñu lay wax la sax ñeenti jam-jam yi nga xam te ni jam nañ ko gone ba mu ëmboon ndax loolu xibaar la xëy na amuñu expérience bu bari ni nga ko waxee yàgguñu ci presse bi mais foog naa ni mission bu njëkk tasum xibaar moo di informer juste c'est vrai dëgg la mais tamit am na yenn information yoo xam te ni pour man ta liberté mën na la may bu fekkee ni amul utilité publique trop nga denc ko yooyee tamit lu taskati xibaar yi lu mat a xalaat la ñi nga xam te ni tam ñoo leen di jox xibaar yi dëgg la dañuy joxe xibaar am nañ collaboration ak ñenn ñi nga xam te ni ñoom ñooy yor PV d'enquête yi mais tamit foog ñu am éthique ànd ak déontologie nga xam te ni yenn yu bëri yoo xam te ni ay secret d'enquête la waruñu ci yegg nit ki itam booy bind da nga war a sóor dañ la koy jàngal à l'école booy bind ci Thioro tu enlèves Thioro nga dugal ci sa bopp c'est-à-dire mets-toi à sa place wala nga jël sa doom bu jigéen nga dugal ko ci place su Thioro tu verras que ni lu ci bëri di nga ko éviter doo ko bind Thioro xëy na Demba Ramata Dia bu dee mu ngi ci ligne bi Thioro dañuy ànd ak moom allo asalaamaaleykum. dina ñëw léegi ci waaw kon Thioro foofu daal nañu xool ñun benn taskati xibaar yi ñun naka la ñuy doxalee wàllu mbind mi itam moo xam ci réseau yi ci presse écrite bi ci rajo ak télé yi ñu xool naka parce que c'est nous dans nous suñu société la ñu xool yenn yi nga xam te ni mooy suñuy valeur itam
waaw def nañu si wan ma ni Demba mu ngi ci ligne bi Mademba Ramata Dia Mademba Ramata Dia salaamaaleykum. waaw salaamaaleykum. waaw yaa ngi ak Thioro Mbar Ndiaye ak Mamadou Fall. ci rajo King FM ma bàyyi la ak Thioro laaj bu njëkk bi mu laaj la ko. doyen ñi ngi lay nuyu ni ko Modou Fall waxee Thioro Mbar Ndiaye la ci kàddu gi tey li ñuy waxtaanee bokk na ci yenn ci ay faits divers yoo xamante ni dina am ci réew mi dëgg la lu mënu la ñàkk la mais est-ce que yenn saa yi ana traitement bi nga xamante ni moom la ñuy def ci yooyu la xibaar yow en tant que journaliste sa xam-xam màcc jëm ci lépp lu jëm ci wàllu fait de société ana ban jàngat nga ciy def. waaw soxna si maa ngi leen nuyu di leen ziar bu baax ci suuf altine bi fait divers nag dafa nekk jamono joo xam ne suñu toll nii suñu société bi dañ ko bëgg loolu moo waral ne ces journalistes yi di ko def maanaam di tubaab di woowee seen sous gras maanaam di ci jox bu baax léegi nag dañuy jàpp ne Sénégalais dañoo bëgg ay nettalante ay yu demee noonu di wax chose ay mbir yoo xam ne dafa xaw a doy waar loolu moo lay won ne nag loolu moo tax nag journaliste aussi jéem a féete foofu waaye nag li ci doy waar mooy yenn saay dañuy am ay njuumte yu ci nekk parce que nit ki aussi boo doon xool ci sa bopp am na yoo xam ne doo ko waxal nit ñi wala nga defal ko nit te journaliste dafa am ñaari mbir yu ko war a wund maanaam sa wàllu bind wala sa wàllu wax dafa am war lu ñuy wax responsabilité maanaam dafa am cër boo xam ne yaa ko moom ci mbind mi ak société bi cër bu mu ci am ak ñi lay déglu wala ñi lay lire dañ ci am cër ak askan wi aussi daf ci am cër beneen mbir mi mooy éthique maanaam nga xaal li la sa yoon may ak sa jàng may ak sa liggéey li ko wër yëpp ci wàllu mbaax nga koy jëfe yooyu daal bu dajaloo yaakaar naa ne information bi wax mais nag li ci Sénégal dañoo doon réew moo xam ne man ci sama wàllu expérience dañ daan saa yu musee génne journal boo xam ne dafa bëri affaire sexualité dañuy xool ne bis boobu journal bi day jar bu baax yooyu yëpp nag bu dajaloo ci mbir moo tax nag dañuy am tendance di bind yu demee noonu te nit ñi aussi dañ koo bëgg même am na sax jamono yoo xam ne benn journal bu ñuy wax mër boo xam ne affaire yu doy waar rek la doon bind mais da nga gis mag mu am juróom-ñaar fukkat ñoo jënd journal bi nëbb ko dugal ko ci poosam donc pour mën a dem te boo xoolee suñu société daal sociologiquement moo xawee binde noonu dañoo bëgg ay nettali ay mbiru jàmbur yooyu donc bu dajaloo ci ab société jaay fa information fait leer na ma Demba Ramata man laaj bi may samp mooy ndax ñun presse bi dañoo war a topp bëgg-bëgg askan wi wala ñun ñoo war a orienter askan wi c'est-à-dire influence de masse bi ñu war a am c'est-à-dire orienter la population defar li nga xam te ni moo di citoyen et puis ba mu mënee wax également fait divers c'est-à-dire fan la jugee ban journal moo ko njëkk traité ba def ko son chou gras. waaw boo xoolee journaliste bi da nga am mission d'information maanaam yëgle da nga am mission éducation yar da nga am mission aussi alerter yee nit ñi xamal leen ak éveiller leen yee leen wala nga yëgal leen danger bu yëg a ñëw yooyu yëpp ci réponse ci mbiru journaliste yi ñoo ko moom léegi nag ci biir loolu dafa am lu la war ci wàll wi mais dafa am nag benn problème bu nekk ci mbir mi mooy boo xoolee journaliste yi ay jaaykatu papier lañ wala ñuy jaaykatu xabaar donc loolu nag dafa laaj structure ba aussi dafa war a dund léegi dund bi nag dafay am raison économique moo koy dundal te seetlu nañ ne yooyu day jarloo journal wala yeneen ak yeneen donc yooyu yëpp bu dajaloo day daal di jafe mission première ba nga kii ko nu mu tudd si nga assumer ko comme ni mu la waree maintenant bu loolu weesoo war na ci suñu cër la ñuy yee nit ñi di leen teg ci yoon wi di leen fexe ba benn musiba du leen dal ak yooyu yëpp ci suñu mission léegi nag ci wàllu fait divers bii ngay wax bon bu yàgg ba nag journal yi ko doon def barewul mais num Soleil moo ko doon def journal bi ñuy wax Soleil moom rek moo fi nekkoon moo def ñoom dañ daan am page spéciale ci fait divers Soleil moo ko fi njëkk a commencé page koo xam ne journaliste boo xam ne day xëy rek dem tribunal ñëw bind affaire fait divers
tur bi laa fàtte mais ku xarañ la woon bu ci affaire fait divers moom moo ko njëkk a commencé sole bi loolu weesoo nag ñuy dem di dem ba jamono yi yeneen journalistes yi aussi di ko jël ku mais après am na fi benn journal bu ñuy wax track affaire fait divers la ndeysaan defoon nañ fi benn musiba bu doy waar mais biñ jëlee premier ministre Mame Madior Boye solal ko yëre mi ak yooyu ñëpp ñaawlu ko wax dëgg yàlla loolu moom boobu bokkul ci kenn xamul loolu fu ñu ko tegoon wax dëgg yàlla ak yeneen journal am na Frasque ak yeneen ak yeneen mais léegi nag dem nañu ba mujj gi journaux yëpp quotidiens yëpp dañuy def fait divers amoon na fi aussi jamono benn journal bu ñuy wax Mœurs ak yooyu yëpp fait divers matin aussi daan nañu def fait divers donc yooyu Soleil daal moo fi njëkkoon commencé ay jamono moom dafa mës a am page fait divers ba léegi sax dafa am donc Soleil moo ko fi njëkk def daal. D'accord. mais gis nañ ne waaw loolu quoi. D'accord yenn saa yi itamit Mademba Ramata ñu gis fait divers yi wax naa ko sànq ñi nga xamante ni ñoom lay yitteel anam biñ leen di exposé xale yi nga xamante ni par exemple ñoom la ñuy violé xale yi nga xamante ne ñoom ñooy dund lépp lu jëm ci wàllu pédophilie ak yu ni mel ñoom anam biñ leen di exposé seen ay tour wala seen ay initial ñu def ko ci journaux yi gis nañ fa ay procès nit yu mag yoo xamante ne ku mel ni Thione Seck par exemple wax naa ko sànq dañu publier numéro de téléphone am ak yeneen yu nga xamante ni on a l'impression que dañuy gën a jouer ci sensationnel bi. bon sensationnel bi gars yi bëgg nañ ko nit ñaa ngi ci jouer mais dafa am lu waral journaliste bi ñaari mbir moo ko waral mooy li ma doon wax sànq responsabilité ak éthique sooy bind wala ngay wax te amoo responsabilité amoo éthique ci ay njaaxum rek nga di ba nit ko aussi dafa am loo xam ne moo ko moomal boppam il y a ce que j'appelle le cercle intime loo xam ne yëfu boppam la da nga ko war a sargal ci créature yëpp suñu borom daf ne la doomu aadama laa ci gën a fonk donc yooyu yëpp bu dajaloo donc dañu war a moytu di toroxal nit ci suñu mbir di toroxal nit ci am na benn bind rek mën na dàq nit ci liggéeyam wala leneen après nga xool ko ci sa bopp donc yooyu yëpp daal war nañu moytu di def yëpp bañ a dugg ci dérive yu bari seetlu nañ na wax dëgg yàlla presse bi duñu dangay jékki-jékki nit ki sax wóoragul leen ne kii ñu ne kii nangam dañ ko war a fekk yow présomption d'innocence la maanaam nit ki dañ ko war a may comme que atteguñ ko kenn jugé gu ko mënoo wax ne dafa sàcc wala dafa violé wala dafa def naam yooyu yëpp dañ ci war a bàyyi xel pour mën a defar société parce que ñun dañoo am responsable ñun taskatu xabaar defar société ba defar société bi ne da ngay teg seen mbir ci yoon teg ko ci xalaat bu rafet ak xel mu rafet ak jëf ju rafet yooyu yëpp bu dajaloo daal yaakaar nañ donc en tout cas war nañu xoolaat suñu bopp ñun journaliste yi ñu defaat suñu ndëppu bopp ci suñu biir pour ñu mbañ a moytu yenn yi parce que ñu bari aussi dañuy bind mbaa ñuy wax rek te teguñu bàyyiwuñu dara ci ko ki ngay wax wala ki ngay bind ci moom dafa am baay am yaay am njaboot yooyu yëpp donc et puis nga xool ko ci sa bopp bu doon sa nijaay wala sa baay loolu doxaloon na. Demba Ramata Thioro dogguma la Demba Ramata yow nga yàgg bind fait divers nekk ci yàlla may xel lool tey jii ma gën a précis affaire doomu Mame Matar Gueye bi boo yoroon journal di ko traité ndax traitement bi ci presse bi def moom ngay def wala di nga gis ni xëy na mënu nga ko traité neneen. bon traitement bi man xam nga li ma ciy gën a kii mooy communication politique loolu daal moom kiiwuma ko lool trop quoi parce que mënoo def kii c'était comme que jeexagul mënoon nañu bàyyi rek ba kii bañ a tudd bërëb biñ ko fekk ak yooyu loolu aussi lu doy waar la quoi donc communication boobu daal moom laa ci xaw a kiiwul noonu trop quoi ànduma ci trop quoi donc mais ci kaw ñu def ko parce que homme public la mais am na yoo xam ne mënoon nañ ko bañ a élaguer quoi comme man de su ma doon bind wax dëgg yàlla du ma bind dinaa ne elle a été retrouvée rek gis nañ ko ak yooyu quoi donc mais kenn enlevé ko mais du ma bind ne am na béréb bi nangam ak yooyu wala kii copain mbaag yooyu yëpp man yooyu mën naa ñàkk daal. d'accord xëj na pour ñu jeexal Mademba Ramata bàyyi la nga dem nag wéyal activité yi est-ce que jàpp nga ni fi ñu toll nii tembe fii réew mi toll ak fi jamono toll lu ni mel mën nañ ko fi gaaw a jëlee. non dina jafe parce que jafe bi mooy leen ci réseaux sociaux yi dañoo gën a bari te nit ñi aussi presse industrie la te
te looy def muy jaay wala ngi kii pour nga bàyyi ko dina jafe donc yooyu yëpp moo bu ci dajaloo di dellu ko day jafe mais terewul aussi responsabilité bi nañ ci bàyyi xel ak éthique bi pour mën a doxal suñu métier ni mu gën a war. Ata Dia moom journaliste la xam-xamam màcc jëm ci lépp lu jëm ci wàllu fait divers King FM mi ngi lay gërëm bu baax di la ñaanal kenn dalug jàmm. ok merci Thioro Marel. jaajëf jaajëf gis ngeen ko ponk bi ñu doon waxtaanee ci njëlbeen mooy lépp lu jëm ci wàllu traitement de l'information par rapport ak faits divers yi moo xam viol la wala kidnapping ak yeneen yu ni mel enlèvement waxtaanee nañ ko dégg ngeen waxtaan bu am solo wala kàddu yu am solo yi ci Mademba Ramata Dia yëkkati Modou Fall. xam naa ni dañuy jàll ci ñaareeli ponk bi bu ñu ko Kader loo mayee ñu dem tey reportage société bi lu jëm ci wàllu maraboutage la liggéeyantu jàpp naa ni liggéeyante Modou Fall lu bëri la quand même ci lu ci suñu société malheureusement on est dans une société on est désolé de le dire hypocrite que kenn ci ñun du ko nangu mais c'est une réalité. Dëgg la Thioro li nga wax lu am la xam nga dañoo nekk société boo xam te ni liggéeyante bi lu fees la lu fees la xëy na loo mënul teg loxo la li tubaab di wax lu concret loo mën a teg loxo jàpp ni diw dafa liggéey diw mais boo dee xool également lu am la dinañ ci dugg. dinañ ci ñëw ñu marqué une pause. waaw gannaaw bu ñu amalee. pause musicale moo tax Kader di def lu ko neex day teg. info et divertissement ba tey ñu ngi ci 9-11 ci King FM Dakar 99.4 wax nañ leen ko sànq ginnaaw bi ñu waxtaanee ponk bu njëkk bi tey ci actualité commentée wax lépp lu jëm ci wàllu viol ak pédophilie ak ana ban traitement la ci taskatu xibaar yi war a am dégg ngeen ci xalaatu Mademba Ramata Dia xam-xamam màcc jëm ci wàllu wi dañuy dem ci ñaareeli ponk bi ni ma leen ko waxee woon sànq reportage yu société tey bi wàllug maraboutage lay waxtaanee dinañ ci ñëw ci kanam tuuti dinañ ci indi itamit xalaatuk diine ak oustaz Taïb Socé mi nga xamante ni moom miin ngeen xam-xamam bu sell macha allah ak waxtaan yu am solo yi nga xamante ni moom lay amal ci rajo Futur Média. Kader dama xamul ndax dañuy njëkkee reportage bi laata ñoo jël oustaz Taïb Socé ñu déglu reportage wu. léegi Thioro oustaz day dégg ak ñun li nga xam ne moo di reportage bi. bu ko defee muy indi ci ay gindi oustaz balaa loolu ñu ngi lay nuyu salaamaaleykum yaa ngi ci buumu jokkoo bi. waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu maa ngi leen di fay. oustaz na mën nañ la nag. na mën naa la waaw Njoro Coro. noo def waay oustaz. wallay kontaan maa ngi leen di ziar. ñu ngi lay delloo ziar bu wér a wér rafetlu ànd bi ak ñun tey ci suba gi. wax naa ko sànq rafetlu itamit xel ak xalaat mu sell mi nga xamante ni moom ngay jox saa su nekk ñi lay déglu ci RFM ñu ngi lay nuyu bu baax di la jox sa wàccuwaay. waaw ñu ngi leen di fay di leen jox seen wàccuwaay yéen itam di leen ziar yoon waa King FM. ak ci thème yi actualité yi nga xam ne yéen a ngi koy def pour di yee nit yi. loolu mooy rajo. parce que dafay yee dafay éduquer dafay yee doomu aadama yi daal vraiment c'est important ci seen thème yooyu ngeen di def. jërëjëf wàllu maraboutage nag yàgg na fi. ndax xam nga ñun yàlla bi ñu bindee def ñu ay doomu aadama daf ñu boole ak prophète bu ñuy tuddee sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam boo tegee foofu nag sa baaraam dina ma neex oustaz nga dégloondoo ak ñun reportage bi bu ko defee waxtaan wi gën a mën a yaatu. ok inchallah jaajëf aywa sëriñ si sunguf saafara xaatim téere mu doon liñ fi fekk ci jamonoy maam ba léegi ñu ko doon jëfandikoo nag ngir aar seen bopp tey nag leneen la suñu bëri jublu loolu di ay kàddu Moussa Diom. xam nga Sénégal dafa nekk dëkku aada dëkku xam-xam mu bëri suñuy maam yoo xam ne dañoo amoon xam-xam ñu bàyyi ko fi donc ñii di ko utiliser à des fins yoo xam ne c'est pour se protéger ñeneen ñi di ko utiliser pour faire du mal à d'autres. dafa nekk dëkk boo xam ne nii boo protégé wul dañuy bëri daanu sa kaw. liggéey nit lu am la sax ñu bëri yàq diggante ñaar ñuy ànd rek moo leen tax a jóg loolu di ay kàddu Adama Sy. ki dem ci sëriñ liggéey couple
soit ñu yàq relation bi ba kenn nekkatul ci jàmm léegi yow nga foog di nga nekk ci jàmm mu sa nekk ci jàmm jalousie rek moo lay jàpp ak xol bi métti xol bi xasan. mbir mi ni mu doyee waar sax jéggi na dayoo loolu la Dieynaba Sy di xamle kanam gi wéet fiñ ko fekk mu toog samp taabalam di jaay gerte caaf. affaire wujj bi moom gisal naa ko sama bopp ndax am naa sama benn tante buy sëy mais seen kër gi kenn mënu fee am dara ndax ku nekk ngi sa moroom loolu moom am na lu wóor këng la am na si dëkk bi li nga gis ñoo xamante ne nag dañ lay iñaanee soxoree la nga am dara jaral na leen def lu ne pour yàqal la. xam-xam doon lu làkku ñu bari di daw ci maamën yi ngir aar seen bopp jamono ji nag ñu bari yàq ak def lu ñaaw rek lañ ci jublu. jërëjëf Mariama Mangara defal ñu boobu le reportage ci Romar Ndiaye Oustaz déglu nga reportage bi. aywa. mu am solo lool mbokk mi nee na mag ñi dafa am xam-xam yu bari yuñ ci bàyyi woon am ñoo xam ne ak ay aada fii ci Sénégal. am ñoo xam ne dañ koy jël pour protéger seen bopp am ñoo xam ne dañ koy jël pour yàq ci nit. mais li jiitu mag ñi dama la waxoon ne yàlla daf ñu joxoon benn prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam moom day liggéeyoon nañ ko sof ko def ko ci ay fas-fas daal di ko sof yaram bi dis gann moom Seydina Muhammad xam naa l'islam daf ñu bëggoon a jàngal mais yàlla daf ko joxoon falaxi ak naasi qul a'uuzu bi rabbil falaxi ak qul a'uuzu bi rabbin naasi saar yooyu la ko yàlla joxoon bi ko yonent bi jàngee raay ko ci yaramam ci la liggéey bi yàqu kon su na ko l'islam bàyyee vraiment ñu nekk ay jullit nekk ay musulman ñun waru ñuy toog di tiit ay liggéey ay maraboutage en tant que l'islam joxoon ñu loolu a yaakaar ne itam yonent bi ni mu daan def daf daan def su daan tëdd guddi dafay dajale ay loxoom jàng xul wallaahu ahad ñetti yoon jàng falaxe ñetti yoon jàng naasi ñetti yoon raay ko ci yaramam yépp parce que saar yooyu ñoo tojoon liggéey bi ñu ko defoon waaw léegi nga di ko léemoo sa bopp boo xëyee suba teel demal si yoon te am yéene yu rafet ci doomu aadama yi nga xam ne itam nit ki bi ko man bi ma yow bi la yàllay bind tàgguwul tay soose bi yàlla di bind tay soose tàgguwul la ñun ñëpp ñoo dajee ci àdduna kenn ku ci nekk yàlla nattal la ay jours yoo xam ne moom nga fiy def kenn ku ci nekk yàlla nattal la ay millions yoo xam ne moom nga fi war a lekk sama millions yi may lekk ak jours yi may dund dérangé wul ci say millions ak ci say jours dara yow lu tax nga ne kon tay soose lu tax mu nekk fi yow kon yàlla nga contre ma yaakaar ne itam bu ma yàlla protégé ngay jéem a xool nooy déranger tay soose mais yow yaa am problème man sama yoon nekkul ci yow yàlla ngay xeexal yàlla ngay bëreel te kuy bëreeg yàlla am naa yaakaar ne wala ngay xeex ak yàlla mais bu yàggee yaay am problème nit ñi nañu gëm yàlla te xam ne yàlla pare na kenn ku nekk nattal na la ay fan nattal lay million fan yooyu kenn mënul lay tere nga dund ko million yooyu kenn mënta tere nga am ko mais kon looy nekk fii di sonn di tarle nit ñi di tarle sa bopp te yow li ngay def mënul ci tay soose dara mënul ci corombaar dara ma yaakaar ne ñàkk gëm yàlla kese moo fi nekk ma yaakaar ne bu ñu wàkkeloo ci yàlla am xol yu rafet yéene wuñ kenn lu bon buñ xëyee julli jàng suñuy saar mus lu dem suñu yoon ku nekk ci ñun itam mooy sonn mais du man ci ñun dara yenn yi nag boo ko gëmee daf lay tabeel boo ko gëmee moo lay sonnal am na ñoo xam ne la wuñ guddi dañ maa liggéey dañ maa def nangam dañoo tas sama sëy dañoo def nangam sëy bi tasuñ sa sëy jigéen ci boppam ni ngay nekkee sa borom kër noonu la sa borom kër di bëggee mais soo mënta sëy yaruwuloo xamoon nooy waxee xamoon nooy defee suba ñu fase la nga naan dañu moo liggéey kenn liggéeyu la yaa liggéey sa bopp nañu yar suñ bopp defal suñuy comportement ci gëm yàlla yenn saa yi oustaz mel na ni dañuy juwaatle sëriñ ak njabarkat parce que man ñi nga xamante ni ñoom ñooy def yenn ñaawte fii man ay njabarkat laa leen di woowee mais itamit mel na ni société bi dañ ci am part de responsabilité parce que xëj na bu dee ni ñun demuñu vers ñoom surtout nag jigéen ñi on est désolé de le dire mais tey njabarkat yooyu jigéen ñi ñoom ñoo fa ëpp ñun ñooy seetlu ñun ñooy def affaire yu mel noonu te mel na ni ñoom fi ñu toll tey ñun ñoo leen fa yóbbu est-ce que ñun xam nañu réellement diine ana lan la ñu may ak lan la nga xamante ne nangu luñu ko ñàkk koy xam moo tax ñoom seen marché dox comme ni nga ko waxee sëriñ boo dem jigéen ñi ñoo ko rang sama jëkkër nangam sama jëkkër nii sama wujju nangam da ngay sonn sa jëkkër li ngay def mu bëgg la ci sa comportement lay doon ci sa liggéey sa comportement lay doon sa comportement ci ngay liggéeyee sa jëkkër di ko wax ju neex di ko defal lu neex di ko tarbiyu loolu suñ yaay yi nekkee woon loolu suñ baay yi nekkee woon mais yow bëgg a jël sa jëkkër def ko lu la neex yaakaar ne ab sëriñ mooy tax sa jëkkër loo ko wax mu def ko mais day lekk sa xaalis ginaar bi ngay sarax sëriñ si mais reyal ko sa borom kër kàddu gu neex gi ngay wax sëriñ si mais wax ko sa borom kër jege ko déggal ko su ko defee moom mën lay bëgg mën lay toppatoo mais loolu yëpp doo ko sëyee yow da nga yaakaar ne ab sëriñ mooy tax nga sëy mooy tax sa sëy baax mais coono dafay lekk sa xaalis jigéen ñi ci gën a bari corombaar comme ni nga ko waxee jigéen ñi gën a sonn
et puis sëriñ dama doon wax ne baatu sëriñ il faut ñu jëm koy affiche fii ci Sénégal. xam nga sëriñ bi làkkatu ci benn koñ foofu nit ñi di ko ran kooku sëriñ lañ koy tuddee. mais sëriñ bi yore ay taalib bi di leen jàngal alxuraan di leen tarbee di defar seen esprit kooku sëriñ lañ koy tuddee. buñ ne sëriñ nag dañ naan sëriñ rek. kon sëriñ si ci boppam am na ñu rax ci ñoom ba tax na léegi seen tur kenn xamatu ko sëriñu tariyaax la ñuy wax. ñooñu nga xam ne ay féticheur lañu la ñuy def du yàlla du yónnent bi dafa xërëm la islam da koo araamal. mais julli ba pare tàllal sa loxo ñaan yàlla li nga bëgg wala nga ñaan yàlla li ngay ragal jàng ay alquran julli ci yónnent bi takk say dàll te yéene woo kenn lu bon soo ko defee yàlla dina la musal te ku jëm ci yow dara itam kooku du man ci yow dara dafay sonal boppam. mais aar sa bopp tamit ci ñaan jàpp naa ne aayul parce que daan nañ dégg Serigne Fallou Mbacké mu baax mi daan wax naan ku gëmul xarfa fuufa ne la fuuf maintenant ban xarfa fuufa lañ doon wax. Yoro man dama la wax Seydina Mohamed est-ce que loolu Serigne Fallou Mbacké moo ko wax il faut ñu def attention. Serigne Fallou Mbacké nitu diine la nitu alquran la nitu baatin la est-ce que loolu Serigne Fallou moo ko wax. man dama la wax yónnent yàlla Mohamed laa la wax Coro Ndiaye. yónnent yi moom la yàlla yónni ci ñun. dama ne la daan na aaree boppam falaxe ak naas yi xam nga loolu laa tàmbalee. waaw mais Serigne Fallou Mbacké xar ko foofa affaire yi Serigne Fallou Mbacké nekk nitu tawhid nekk nitu sunna nekk doomu Serigne Touba jàng alquran lan lay doyee xar ko foofa yi te kooku mu yor alquran. kon waxul woon lii waxul woon njabarkat. loolu dañ ko koo jiiñ mais waxu ko. njabarkat yi seytaan yi Serigne Fallou Mbacké amul ak ñoom affaire. Serigne Fallou Mbacké foo ko fekk mu ngi ci alquran te xam ne baatinu alquran. moom ci boppam xam na ne yónnent bi dañ ko liggéeyoon te falaxe ak naas la yónnent bi aaree boppam. nañu jël li ñu yónnent bi bàyyee su fekkee ay jullit lañ te doyloo ko. falaxe ak naas yow bokkal nga ko Coro Mbaye bu baax. kon looy uti ci sëriñ di ko fay 10 000 francs 5 000 francs. parce que maanaam xanaa yow gëmoo falaxe ak naas yi. ok booy tëdd def ko ni ko yónnent bi defee boo xëyee nga liggéeyi dem King FM. te bu toppatoo kenn. jërëjëf oustaz. après nga sellal. loolu maanaam loolu moo ci maanaam loolu moo gën. amul xaalis amul ganaar amul weexal amul dara. waaw boo defee ñun ñëpp ñu sukkandiku ci loolu yàlla protégé ñu ñu ànd liggéey ba keroog yàlla di ñu fi jëlee ñun ñëpp ñu dem àjjana Adja Coro Mbaye Ndiaye. amiin oustaz man fi may ñëwee mooy bu fekkee ni ci wàllu sëy yi jigéen ñi xëy na mais oustaz. yaa ngi may dégg bu fekkee ci wàllu sëy ni jigéen ñi waaw jigéen ñi lañu seen ñuy dem ci sëriñ seek yooyu wala dañ ñu liggéey yooyu yëpp ñu koy wax am na tamit ci wàllu bërëbu liggéeyukaay yi nit foog na ndomba gi mu takk moo tax ñu nommé ko directeur wala foog na saafara gi mu sangoo moo tax tey directeur bi jël ko taf ko ci wetam nit foog na li mu takk moo tax otoom du accidenté nit dox na foog ni lu mu takk moo tax xëy na dara du ko dal ci mbedd mi société bi dafa dem ba seen xel tollu foofu est-ce que tey jii boo dee xool ndax dañ naa la sax am na sëriñ boo xamante ni alxuraan lay liggéeyee di utiliser wul xam-xam bu ñuul mu dem ba nit ñi codifier ko seen biir bopp loolu tey jii lan la ci diina wax ndax alxuraan mën nga dem nit bindal la nga takk wala. alxuraan di kenn du ko takk alxuraan dafa sell. te doomu adama dafa salte. doomu adama kàddu gu ñaaw day génn ci moom. doomu adama yaramam dafa salte dafa am sobe. alxuraan laa yamassuhu illal mutahharun ku setul ku laabul du ko laal alxuraan a wax loolu. alxuraan du lu ñuy takk lu ñuy jàngale alxuraan dinañ ko jàng dinañ ko naan. mais di bind alxuraan di takk di dugal moom ci ay douche au lieu que mu jëriñ la mais dafa lay toroxal. alxuraan dafa sacré nañu ko moytu nañ xam naka la ñuy jëfandikoo alxuraan. man dama la wax ne la yónnent bi doon na jàng Falaq ak Naas yi pourtant sama tàmbali bu ngeen ko su ngeen ci bàyyi xel. waxuma la ne yónnent bi daf ko doon takk dama ne yónnent bi daf doon jàng Falaq ak Naas yi ñetti yoon ci guddi di ko raay ci yaramam. am na ñaan yoo xam ne yónnent bi jàngale na ko boo xëyee suba teel nga ñaan ko booy génn sa kër. booy dugg sa kër booy dugg fi ngay liggéey nit ki nañu gëm compétence c'est important ci bërëbu liggéeyukaay yi. yow da ngay def rajo damay def rajo. man du direction bi la mais sama kaddu ak samay auditeur ñoo may atte. yow itam sa liggéey ñi koy déglu ñoo lay atte. foofu la kilifa gi di sukkandiku ci yoon def la ndombo tànk wala mu bañ la koy def. waaye ne ci sëriñ si gis naa directeur yoo xam ne ay nag yu ñuul la ñuy reylu. am na ko ma ci gisoon moo def ko reylu nag yu ñuul mais la taxoon mu koy rey mais dàq nañ ko. kon amul njëriñ gëmal sa compétence te liggéey te gëm yàlla liggéey lay fay. mais sëñ bi yàlla fayut liggéey mais di fay liggéeyee di diw nangam waxuma la sax liggéeyoo mais di naafeq di jéem a yàq der diw moo def nangam toujours yaa ngi ci bureau directeur yi yaa ngi maanaam di wër loolu du gën yàlla. nit ki sa liggéey boo ko sellalee yàlla moo koy apprécier jox ko nit ñi mais di gëm sëriñ yow boo mënul dara xamuloo dara sëriñ daf la mën a lancer fenn. loolu moo gën a bari. sëriñ bi day fekk ci yow dara sax. même ministre yeeg sëriñ bu fekkul ci yow dara mënul lay defal dara. mënul laa ministre yeeg yëpp
ñu ngi ci sëriñ si dama bëgg a ministre dama bëgg a poste directeur liñ la jox yëpp nga détourné ko jox ko sëriñ bi loo am yàllaa la ko jox loo ñàkk yàllaa la ko xañ nañu ànd gëm yàlla te bàyyi caxat yi. Oustaz lan moo waral société di toll fi Sénégal tollu tey ci wàllu ci man gi ñàkk gëm yàlla gi moo def ñun ay jullit lañ ay taalibe lañ mais gëm yàlla moom gëm nañ yàlla mais wóoluwuñ ko loolu moo indi affaire yi mais soo gëmee yàlla wóolu yàlla mais boo tëddee da ngay nelaw da ngay eese da ngay féex dara du la dérange ci àdduna bi soo xëyee takk say dàll yàlla jox la ndekki jox la añ say soxla yàlla koy faj nga continuer ne ci sa liggéey di doo toppatoo kenn doo bàyyi xel da ngay féex da ngay eese mais soo yaakaaree ne loo am nit la ko jox wala ab sëriñ wala loo ñàkk ab sëriñ moo la ko xañ yow dundatoo sa àdduna neexatul vraiment waaw Oustaz lii lu fi yàgg la ban taxawaay yéen ngeen war a am ngir nag gindi askan bi seen xel mën a génn ci ñun ñu ngi jàng yonent bi def ne man àllaqa tamimatan faqad ashraka ku takk téere bokkaale nga yàlla xam nga man loolu du commencé naa ko jàngale bu yàgg su ko defee ñu takkal la ay étiquettes yu bari soo se nangam man waxuma dama ne la yonent bi nee na soo dangaa métti nag waaw d'accord soo jàngoon li yónnent bi wax da nga ne tey soo waxu ko man dama ko toxal ci yónnent bi léegi nag li ci des mooy sa ngëm-ngëm yow moo ci nekk am ngëm-ngëmu tey soo ñun ñëpp société sénégalaise la ñuy maanaam ñun ñëpp même famille lañ gëm man sama famille lu ne lañ may wax gëmuloo dara buñ la joxee nangam do man leen dara maa ngi jànge alquran yàlla nga may protégé ba ma juddoo ba léegi kon amul leneen lu ma ci yokk fu may liggéey lu may mënta def maa ngi góorgóorlu di ko sellal te yàlla tax lu ma ci yàlla jox ma xam ne yàlla la lu ma ci yàlla xañ ma xam ne yàlla la ma tekk samay dàll dem góorgóorlu ji feneen loolu daal vraiment bu ñu ko defoon noppalu mais yaakaar ne sëriñ bi takkal téere bi xoojal sunguf si defal nangam loolu moo lay dimbale loolu ay caaxaan la daf ñuy tardel Oustaz mu mel ni am na ay daan ci nit bu yàq moromam moo xam da nga ko sunguf wala nangam mu mel ni lislaam am na lu mu tëral yàlla am na lu mu dikk ñi nga xam te ni ñoo def loolee est-ce que mën nga ci dellu si da nga naan nit kuy jéem a yàq boromam xam nga boo woyoo fee rek neex a yàq boo respecté wul alxuraan xanaa xamoo ne boo doon génn suba teel jàpp ba sa génn sa kër mais liggéey du la jàpp yow booy xëy suba teel nga génnaale njàpp tojee nga beesalaat ko alxuraan waxul la ne l'islam waxul la ne bàyyil sunguf yi bàyyil téere yi rek croiser les bras daf na la bàyyil sunguf bàyyil téere mais jàppal ci lii lam la jàppaloo nag boo ci jàppul mais sunguf ak téere gaañ la booy génn sa kër jàppal ba set jullil suba teel xanaa jullil suba teel jàngal fale xañ naa si am na aaya alquran yoo xam ne daf lay protéger am na ñaanu yónnent boo xam ne day lay protéger booy génn sa kër booy dugg sa kër même booy sol sa yére booy dugg ci douche booy génn lépp yónnent bi jàngale na ko ngir protéger maanaam léegi ngir protéger jullit bi su ko jullit bi jàngul nag wala doyloo woo ko nga dem ci sëriñ boo xam ne dafay teg ay béjjën teg ay laar teg ay sunguf nga gëm sunguf yooyu mais kon yow sa pas-pas dëgërul sunguf yooyu ku la ci sukkandiku ku la ci laal dina la gaañ nit ki na protéger boppam te sukkandiku doyloo yàlla mais soo bàyyee sa bopp faale woo yàlla maanaam amuloo benn tawhid su boobaa sunguf yeeg yëpp xarka foofa yi ne la foofu dama lay waxal soo boobaa xarka foofa yi ne la foofu am nga lu gën xarka foofa soo ko fi bàyyee xarka foofa ne la foofu loolu la ñuy wax mais sukkandiku ci li gën xarka foofa mënul ci yow dara ay xob la xarka foofa ak borom xarka foofa ak yëpp alquran moo leen ëpp doole jërëjëf Oustaz merci jërëjëf waxtaan wi am na solo xam-xam bi sell na macha allah heure booy xëy suba teel jàppal ba set booy tëdd jàngal xul walaahu ahad ñetti yoon falaxi ñetti yoon naasi ñetti yoon raay ko ci sa yaram maanaam xarka foofa mënul ci yow dara ba ila yawmi din incha allah def loolu dégg ngeen ko yóbbal bi tey am na solo jaajëf Oustaz ñu ngi lay ñaanal yow itam kenn dalu jàmm mi ngoog Oustaz Tayib Socé dégg ngeen kàddu yi mu yëkkati jëm ci wàllu maraboutage xam naa nag dinaa ko def pour tàqalikoog li ma Kader loo def lépp ma ñëwee ci rajo ba tey sunguf na ma Kader reen na ma Kader wis na ma ndox yaasin lu ne maa ngi koy dund léegi nag man fallaxeeg naasi yii fallaxe yi ak naasi yii ci laa bëgg a dem ndax Kader loo yàlla tàqale ma ak moom ba faaw waaye itam Kader croissant la lan na ma croissant yi lan ak chocolat Kader ndekki yi nga koy jox man mi xëy na loolu la jaawalee ki suñu man magu baayam bii doy na rek ak ni nga koy traité ci kër gi Kader kan Kader ni mu lay traité ci kër gi wax dëgg yàlla Modou Fall yow nag léegi yow da ngay sos sos amul kat Yacine bu doon mën nga wax nga jël micro bi Kader kay duñu bàyyi ñu yàlla baax na Kader kay na ma yàlla tax xëy na kalse mi ñëwul moo la sunguf kooku sunguful kenn ndaw sandee ni aram fa kooku sunguful kenn kii sungufaatee ngi nii janoog ñun mi nga ko yaakaar naa ni beneen ponk bi dinañ ci ñëw bu ci kanamee tuuti mais amoon na solo li ñu waxtaanee ci suba ak léegi Kader xanaa nag di nga marqué pause Kader waaw King FM
Fort en musique. aywa kon fukki waxtu teg juróom fukki simili ak juróom Coro Mbaar waaw léegi émission bi buur Coro ci ban wàll la ñuy yegg wala ban xaal mi ngoog Modou Fall ni nga ko waxee léegi émission bi daal di buur mais laata loolu dañuy dem xooli revue de presse bi ànd ci ak Serigne Saliou Seck li si yéene kaay yi ak Serigne Saliou Seck la dugal xob ca kan ma du ko ca génne ku ko wedde laa jël Guy Marius Sagna ab nataalam bu mu defee noo moom la l'observateur xëy fésal ci aw xëtam boole ca dinu xamal ni Guy Marius Sagna def na juróom-ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ca biir kaso ba maanaam 79 jours journal Uri 15 angle corniche bi yamul foofu ndax nag da caa boole dinu faram fàcceel na activiste bi di dundee ca biir kaso ba bokk na ca dundug werelaan nga mu fa nekke ndax nag jamono ji jàpp leen ni dan koo ber féetale ko fa ñuy def samba boy yu mag ya l'observateur boole ca samp laaj ne lan moo tax jabaru Guy Marius Sagna nekkatul ne bés bu nekk la fay dem nekkit mbir moo xam ne jamono ji jaaxal na ñëpp yéene kay Futurs Médias bi tëj wax ja ne Guy Marius Sagna boo moytuwul li daloon Ousmane Sonko dina ko dal maanaam dinañ ko dàq ci biir fonction publique bi Les Échos ne booba fekk na waa ñoo lànk di ñu koy jàppal tànk moom Guy Marius Sagna tey ji dinañ dem déposer ji ca kanamu préfet ab kayit di sàkku ndigal bu leen di may aljuma bi nu jëm ñu amal doxu ñaxtu ñi ñëw ak doole ci réew mi jamono ji moo di américain yi enquête yéene kaay ne doole dëgg kay la américain yi ñëwee te nag dañ caa boole signé ak waa Sénégal ay accords yu bëri te am doole lu ci mel ni ci pétrole bi ci santé bi di wér-gu-yaram ba ci éducation di wàllum njàng ak njàngale mi le quotidien yéene kaay ne dëgg la Sénégal ak Amérique jamono ji lépp jàmm Mike Pompeo mel ni ku dëggal ci le Soleil national secrétaire d'état américain bi ne Sénégal réew mu am démocratie la démocratie dëgg moo di lu neex waay wax waaye nag di ko teg ci yoon président Macky Sall ci laas mel ni ku naan loolee nag moo amul ndax nag ci réew mi da cee am ñoo xam ni toog taal seen rajo rek lañ fi nekke di xoor ak di déglu lu nu xaxare njiitu réew mi surtout Matar Mbaye Khoudia Gueye bi moo nekk ci xët u njëkku La Tribune journal des médias bi ne Moustapha Cissé Lo faraat nay xeram te bile yoon ay doj la jël di ko joor waa APR Cissé Lo ne àndul benn yoon ci Moustapha Diakhaté mi nu dàqe ci biir APR tey te APR jot na sëkk ñu yeesalaat ay bànkaasam Cissé Lo yamul foofu ndax nag nee na bu dee dëgg rek ngeen bëgg a dégg jamono ji réew mi ci boppam a wogosu lépp a metti ñëppay xultu El Pistolero tëj ay waxam wax ci xalaatup maire bu Ndakaaru ñu di ko fal mu ne àndu ci tey ëllëg waxi nopp te sax moom maire bu Ndakaaru mbër la ca bëgg a doon keneen ko àndul ci ñuy fal maire bu Ndakaaru moo di Mame Boye Diao directeur domaine bi ne loolu moom du xalaat tey it wax la joo xam ni nan ko gaaw delloo fa nu ko jële woon Les Échos ne ci gàttal daal waa APR yamale nan Aminata Mbengue Ndiaye place am ndax nag journal bi nee na muy Moustapha Cissé Lo di Abdou Mbow ba ci Mame Boye Diao ñoom ñëpp maase nan ne ànduñu benn yoon ci ñuy fal maire bu Ndakaaru ko li ko wër jamono ji bokk na ci li yéene kaay xëye tey di ko waxtaane moo di Mame Matar Gueye bu ONG Jamra ak doomam bu jigéen bi réeroon te mujjee feeñ Les Échos ne Fatou Bintou Gueye la tudd moo di benn doom bi Mame Matar Gueye am te nu waxoon ni dafa réer waaye nag journal bi nee na mbir moomee am nag lay soxul ndax nag police danoo génn ne ndaw si ci ab auberge la nekkoon moom ak faram Vox Populi ne kàddu yooyu waa police wax metti lool la def Mame Matar Gueye ndax nag vice président ONG Jamra bi nee na waa police danoo teel a wax te la nu wax dara du ca dëgg taxit mu jàpp ne am na lu nekk ca gannaaw journal bi ne jamono ji moom waa police téléphone xale bu jigéen bi ci boppam la nu jël di ko xool ak di lëj mbët la ca nekk l'observateur ne lu ci mën di am daal Mame Matar Gueye mer ba futt la def jëmale ko ci police ndax nag la ñu wax doomam bu jigéen bi da koo metti ba fa kanamu yàlla bu ne waaw léppay changé daanaka yéen kaay nu xëyandool ñoom ñëpp a maase di tàccu Sadio Mané boole ca dinu xamal ne Sadio Mané gannaaw gaañu bi mu amee woon ñëwewaat na ak doole ndax nag bit bu rëy la dugal keroog bi Liverpool di football te nag jàppale ni ba fii Sadio Mané ca Angleterre ga mu nekk dugal na fa téeméeri bi Sadio Mané kon di bokk ci africain yi nga xam te ni dugal nañ lu mat téeméeri bi ca Angleterre kon Coro di ko féliciter di ko ñaanal yàlla mu wéyal exploit yu ni mel ndaxte Sadio Mané ca Angleterre Sénégal la gu fa am jëmm rek bu yëkkatikoo Sénégal yëpp a yëkkatikoo. Bien sûr c'est au-delà de la personne de Sadio Mané ni nga koy waxee c'est une fierté moom Sadio Mané dañuy ñaan rek exploit yi gën a yokku lépp loo xamante ni nga ne la luy am ci wàllu football yéene nañ ko parce que yar gi may na ko compétence gi may na ko waaye bëgg gi mu bëgg réewam itamit may na ko bu ñuy wax giving back xam naa ni kii di Sadio Mané du ci des ginnaaw benn yoon jaajëfal bu baax Serigne Saliou Seck ci revue de presse boobu nga xamante ni mooy tëj nag lii di 9-11 Modou Fall bàyyi la nga tàggatoo. dëgg la xanaa fàttali rek ni amoon nañ yéene jokkoo ak Mame Matar Gueye ak ki nga xamante ni moom mooy yor wàllu relation publique ci police di Ndiassé Samb
su ma juumul ku ci nekk woon nañ la téléphone Ndiasse Samb moom mi nga xamante ni jotoon na yëkkati ay kàddu ci wàllu woowee bañ ko woowee dafa ni rek instruction bi kon est en cours maanaam du ci mën a wax yëf yi ngi topp yoonam Mame Matar Gueye également nii dafa jox kàddu ki nga xamante ni moo di Mbacke Dioum ba fu mu ne nii mënatul wax ci benn rajo loolu ñu may leen ko kon mbokk yi di leen tàggu di leen jox dig daje ëllëg incha allah talaata ñaanal Kalzi itam yàlla yëkkati ko ndax xëy na tey yaram bi sutante moo tax ñëwul Coro di la gërëm di wane ni tamit plaisir la ci bokk ak yow plateau bi jaa ngeen jëf mbokk yi ba ëllëg incha allah. jaajëf Mamadou kenn du wax jox dig daje parce que joxe ak dige wenn da ngay wax da nga ci wax benn rek. kon neel jox leen daje damay wala dig daje moo gën mooy wolof bu normal. waaw moom la tubaab di moom la tubaab di woowee les verrues langagières xam nga làmmiñ day faqastalu kon dig daje. talaata incha allah incha allah jaajëf yow itamit mbégte la woon na ànd ak yow nee naa leen mën naa brouillon mën na def lu ne waaye am na xel mu sell macha allah ak idée yu nga xamante ne fu mu ko tekk ñu ne gongo mbégte la woon bokk ak moom studio bi wala plateau bi c'est comme vous voulez ci 9-11 nuyu bu baax sama chéri Coco Kalz tey moom wéetal nga ma bu baax a baax a baax je t'embrasse di la wax nga noppalu bu baax et que tu nous reviennes en pleine forme. gërëm bu baax Yacine Pouy mi nga xamante ni itam moo féete woon ci digital bi Kader Lo Abdou Khadre moo nekkoon ci machine gi doy na waar garaaw na am na fit xale bi mi ngook rek fit na bu ne tey teg nañu ko pour Kalz dégg ko xam métit gi may nekkee moom bu ñëwul gërëm bu baax Ndeye Mati ci coordination bi Serigne Saliou Seck jaajëf Pape Madiakhate Sarr naka noonu di saprera rédaction bu King FM yëpp la ñuy jaajëfal ndax nag ñoom ñoo ciy jàpp ba émission bi gën a mën a ñoŋ amoon nañu mbégte ak bànneex ñëw ci 9-11 bu tey bi dik daje ni ko Modou Fall waxee ëllëg bu soobee suñu borom laata ak loolu li nga xamante ne moom moo di programme bi dafay wéy fii ci King FM Dakar 99.4 jaa ngeen jëf